clarification we want to give here is that these are some of the reasons, why many people feel that, VAT is going to be inflationary. When I was talking earlier, I said two things are very fundamental for any business that is going to be registered for VAT. When you import goods and you pay VAT at the rate of 15%, you make domestic acquisitions. That means you have bought goods or services within the domestic economy and you paid VAT at the rate of 15%. You are going to be entitled to what we call input tax credit. That means the business would be refunded all the VAT it had paid at the import stage and at the point of, at the local level, that is for goods and services that it has purchased. So the reason why the VAT is working this way is to make sure that the VAT the businesses pay does not represent a cost for the businesses with their transfer, to the final consumer. So that is refunded to them in the form of what we call input tax credit. Meaning there is no cost for a retailer to buy from a wholesaler and at the price. There will be no cost for that. Yeah, because the issue of transferability here, what we are talking about is where, the business has incurred VAT. If that VAT is not refunded, it is obviously a cost for the business and therefore it has to transfer that to the final consumer or the customer who comes to buy those goods from the business. So because we are taking that off, the business, it means that that is cost that, has been taken off the responsibilities of the business. So it cannot include that in the price that it is going to charge for what it is going to sell. So VAT is non-transferable as far as retail trade is concerned. As far as businesses that are registered are concerned, we need to make this very clear. The issue of input tax credit is only applicable to businesses that are registered. And if you are not registered within 1 million at the threshold of 1 million, and if you have a voluntary registration, you have to voluntarily register. And what I wanted to add is that if you are not registered and you import, there is no refund for you. The refund is only applicable to businesses that are registered for VAT. If you are in business in this country, you import or you buy anything and you have paid VAT, but you are not registered for purposes of the VAT, you are not entitled to all right. Thank you very much. Yes, I will come to the nitty-gritty of that. I'm still not done with you. But Fafanding and Mari, just for the benefit of our other language that we want to disseminate the information, probably Fafanding in Mandinka, you could just very quickly summarize what we dealt with here, because this is a new program. Of course, it's a talk show centered on VAT, and a lot of businessmen are. I don't know whether these body bunkers have got enough money within the range of 1 million to be part of this. But anyway, just for the sake of our Mandinka viewers, we might be able to just summarize what we dealt with in the last time. Malika, Baraka Bake, Badung Tole Mutanale Jam Kotake. Comme malki avunyame ka kumonyi sutiandi nala kilo baka nying talara tambila nata ninjande nal kachata nam kutola me alonko masakunda be wole dundi kan kutoto nyim banku kan 2013 wala mo ni ala nesi ala mabe January karogono so nala kilo baka na diamo kono na fale onko nyimu namlete me alonko jun karotil morning worowlo ñinan sawa kono député bungo kono dibitolié ñi loi passe le wala muka loi ka soñi loi la ko ñi namo asi lono ñi banku kan nungay tamano jam nale o kacale den nal kacada fana munamu ñi namoti ani nga namo ñi nga kakani ñaadi la nga fale ñi mun namula de men ya lonko molel ka jo menni ka ifamuna fang bakaso la ani service la mol men ya lo business o men ya lo registrata ikay namo ñi kaning o molel bul men ke fanna muna fan wala marchandise le kamen wa ina mo ñu dum fana nga fale no ko nala kilo bank nga tamu namla de mialon ko nyaaje Gambia dundi lafta dun la January karo tilikilingo 2013 wala muintu ko ate adabe kafuring kaflo kono ka vo kafo me ECOWAS wala mu fata fen dut ka bankol men yalo dente kafo men form Africa tilijela jam ye protocole men sign ka mena VAT protocol Gambia fanan kera bankula de meya daka fo protocole do ya sign so wala luala muintu ko bankol men yalo sonda in namola e nyanta taman le la banko kan
mbe tembo men to nga fale nun ko bankol men ya lon ko e mantra ni namo tamandi kam folo wala mu Liberia ti Guinea Bissau anin Gambia ñin banku sabo don na tuta men ma ñi namol dundi la banko kam folo so ñin dalilo latina Gambia fanan na ala nesi alam ma bele lafta kay namo dundi ñin banko kan o mu dalil kilina di dalil do fana me atne lafta kay namo dundi wala mu comme nga fale lonnal men yalon ko e namol karang ila londo kiskisro futata en toko ñimu namulati me yalon ko atele kono fanuda abe sayla namo men nodo ka fa me sales tax nin kumu ñi namo nata commence time bangu kan man sabe kodo men sodla wala be siala ela kiskisro do katambi abe sayla namo men nodo même sales tax na la ka jafanan tilinda ngay namo ñi nga manti ko komen atebe fengol da ka fulalen kadu munati nan kata fengol da ka fula abe sayla namo men noto all e ka percentage me use pour kay namo kan wala mo 15% de ato percentage kilo ni namo fana nana da abe wala use la so nu kuma ate fen kafla to la kiskisirodo comme fengol dado yo ka chañim fana nada di men ka wala mu molel nyanta register la ni namo ka kanem mol bul men yalon ko ila business of dada sango kono ila wafiro of dada dalasi million killing wala mu business of men yalon ko e nyanta register la because namo janni ba kanina mol bul men ni bela fango sanne bulu nyanda kala business le me yalon nyanta register la so therefore business men yalon ko ila to wala mu ila sango kono quand même be wa atara kayan dalasi million killing luwa itan ko wala nyanta register la inamo ka kanu molbul dol faram beje men yalon ko ila wafiro kono sango kono amamfuta dalasi million killing to bari afutata dalasi wili chemelul kata wo santola wol fanan ni ila fides nano fayen register ka fame voluntary registration malgi nin kum pour ka ko diamo da sutandi nyinal mu kumodu menalongo nyi programme tambila ni mol ka jada nyinala ko nyi ngabe lari wala nyam fa fani barka bake mari yang fi won talata bi ñu passé ni rek té li ñu waxtaan rek moy Gambia Revenue Authority dañ paré def lu ñu oyé dañ wara taxawal 1st January 2013 lu ñu oyé VAT the value added tax waxtaan nañ fi nak ay waxtaan yu am njëriñ pour introduce VAT nit ñi xam lanaay VAT sakat ma ñi nga xam ne ñooy def business pour gàttal ko rek ñu bëggoon rek pour nga dellu waat ci waxtaan bi ñu fi waxtaan nga gàttal ko rek su ko defee ñu mën a dugg ci fànn bu bees tey. jërëjëf Malick mbokk yi ñu seetaan comme ni ko suma naatoo ngay waxee ñun waa GRA ñoo fi ñëwaat di waxtaan suñ loi bu ees bi nga xam ne wala taxe bu ees bi nga xam ne nguur gi jël nañ matuwaay pour taxawal ko si at bi ñëw ni January 2013 waxtaanoon nañ leen lan mooy taxe bu ees bi mooy VAT mooy taxe boo xam ne dañ ko teg si marchandise yi nga xam ne ñu ngi koo jaay si dëkk bi wala service yi nga xam ne ñu mu ngi si dëkk bi fii te ñu ko war a ñuy jëfoo service yooyu wala ñu jëfoo marchandise yooyu sooy jënd marchandise yooyu wala sooy fay pour service yooyu dina la caajaale VAT mooy taxe bi prix bi nga fay pour marchandise yi wala li nga fay pour service yooyu dinañ fa teg taxe bi sooy fay pour sa service da nga fayaale taxe bi moom noonu lay doxee soo leen bàyyi xel si weer bi passé ni suñ néegi député yi taxawaloon nañ loi bi nga xam ne moom la nguur bi war a jël pour taxawal taxe bu ees bi ni suñ néegi député yi taxawaloon nañ loi boobu si weer bi passé ni June 27 2012 VAT bi nag nu mooy doxee mooy su fekkee yaa ngi dem jënd bagage si koo xam ne registré na loi dooleel na ko pour mu caaj taxe bi te bagage bi moo jaay loi bi dafa ne dañ ko war a taxe prix bu mu laa caaj comme nu ma ko waxee daf fay teg VAT bi waaye ki nga xam ne registré na moom suy jënd bagage am lu moo fay si VAT suy weer bi su dee suy calcul nu war a fay GRA wala si nguur bi lu mu fayoon def ko génne su lu mu caaj pour tontu li nga doon laajte esa rek ma ñëw foofu naan VAT warta waral bi prix marchandise yëpp yokku ndek yow muy business li ngay fay bu dañ la koy delloo VAT bi nag soo gisee beneen fànn bu waral
bu tax warta tax prix yokku mooy sales tax bu fi nekk